mbokk yi salaamaaleykum ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm rafetlu seen ànd ak ñun ci rajo ñeent fukki simili juróom moo tegu ci midi bisimilah leen ci xabaaru Njoloor si li ci gën a fës dialogue national bi nu sumb ci Sénégal bokk na ci ponk yu gën a fës ci Dakar Direct mooy émission bi leen Alassane Samba Diop di amal suba su ne ci rajo bi ak ci télé bi taskatu xabaar bi doon itam gëstukat moom nag jàpp na ni la muy sàkku ci ñi nga xam ne ñoo sekk boobu lay waxtaan mooy ñu daal di addu ci ponk yi soxal askanu Sénégal gépp waaye nag kii jiite wala bokk nekk vice président bu cadre unitaire des musulmans du Sénégal moom ne xel wu tey la amee ci dialogue bi nga xam ne ñoom politiciens yi sumb nañ ko ci mim réew daañu leen teewlu nu mu gën a yaatoo ci biir xabaar yi bu ca lante jëwriñ gu ñu denk wàllu pàcc mi ci Sénégal moom Abdoulaye Diouf Sarr ma nga woon ca dëkk bu tedd ba Touba Mbacké nee na xel wu dal la daal di amee ci jumtukaay yi nga xam ne teg nañ ko ci dëkk bu tedd ba ngir rek mën a fàggandiku askanu ci wopp gi rawatina kon di mbas mi ci jamono yi màggal gi ñu dëgmal ci Sénégal Abdoulaye Diouf Sarr daal na ci prox ndollu fësal ni kon danañu daloo ci lu yàgg dara lii di l'hôpital bi ñu fa samp hôpital niveau 3 bi nga xam ne état bu Sénégal moo ko samp foofee ca Touba daan ci dikk itam nu mu gën a yaatoo ak sunu ndaw góor a ndaklu yëglekaay yi mooy laf laajcu xabaar yi ci Njoloor si mbokk yi kon loolu moo gën a fës ci xëtum xabaar yi nees gis bu yàlla ànd ñu ni ci faram-fàcce. gërëm nañu leen mbokk yi sant leen bu baax ci ànd beek ñun ci ITV xabaaru Njoloor si des koy tàmbalee kon ak mbirum Mansour Faye moom mi ngi denk wàllu développement communautaire ak équité territoriale naka noonu sociale tey janook taskatu xabaar la xëyee ni ki tey ngir tontu Ousmane Sonko ak i ponk yu bëri ci Sénégal dana ko dëggal kàddu yi nga xam ne yëkkati ne ko teg ko ci njiitu Pastef Ousmane Sonko ne nag jot na ko sàkk ci moom ab audience ngir mën a gis njiitu réew Macky Sall moom nag ne ay preuve yu leer la yore te nag saabu Ousmane Sonko joxe ko ndigal mën na ko fësal ci kanamu taskatu xabaar yëpp waaye itam ci kanamu askanu Sénégal gépp ngir ñu xam ne kon la mu doon wax dëgg gu wér la waaye itam fu leer nañ la ko teg moom Mansour Faye daal na ci yokk ni ñi nga xamante ni nag kon ñoom ñooy kuréel yi ngànk leeral ci réew mi ñëpp bu ñu ko woowee te nag loolee kon mu daal di méngoog la ñu ko samp ndax moom ministre la dina dem wuy ji ñu teewluy kàddoom moom Mansour Faye ci micro Adama Sarr. lu Sonko doon wax maanaam alarba bi passé te mu doon wax ni audience boobule nga xam ni man maa ko accordé woon man maa ko mayoon mu ñaan ma ko ma may ko audience boobule am na moom ci ay génnam nee na naa wax kañ la naa wax fan la naa wax ban date la ba ma ko koy may booba man maa ngi nekk délégation générale à la protection sociale et à la solidarité nationale délégation boobule man maa ngi fa jógee en juillet 2014 te audience boobule ba muy am moom moo ko laajoon je répète moom moo ko laajoon waxtaan boobule moom ci boppam am na benn élément sonore moom moo ko def am na te fan yii passé loo ko def te ci biir élément sonore boobule moom ci boppam nangu na ni audience bi am na wax na kañ la ak wax na ku ko fekkee loolu nag comme yoon may ma man ma génne ko dama koy ñaan moom ci boppam bu mu autorisé ma bu ko bu fekkee bëgg na ko mën ma génne ko bu nee prip mën ma génne ko bu neexee yàlla. maa ngi koy junj mbokk yi ci ndorteelu xabaar yi ak dialogue politique bonkoon na ci lenn ci ponk ñu doon waxtaanee tey ci ITV ci Dakar Direct ak Alassane Samba Diop moom nag ki nga xam ne moom mooy Mohamed Dia. taskatu xabaar la noppi itam nekk philosophe jàpp na ni daal ponk yi nga xam ne war nañ ko waxtaanee foofee dafa war a doon lu yitteel askanu Sénégal gépp bu ko defee ku ne war ci mën a gis sa bopp moom Mohamed Dia ñu teewli kàddoom ci micro Sophia Ba. dëkk bu ñuy woowee démocratie dialogue dafay sax te dialogue boobu kenn du ci jóg moom la ñuy def bés bu jot di ko defaat dama ko wax léegi ci baatu nasaraan dafa mel ne kuy ràbb da ngay ràbb di ràbbaat. liñ ciy wax muy ay question ci ni ñu koy waxee ci nasaraan. yooyu day ñëw di ñëwaat ndaxte nit ñi ni ñuy dundee moom la ñuy dundee li ñuy jànkonteel moom la ñuy jànkonteel te loolu moom mooy am àddina bi yëpp wërngal kat et loolu nag waxtaan rek moo koy mën a faj dialogue bi daanaka président Macky Sall moom da ko mës a bëgg mës ci sóobu te wax na dëgg boo jiitee réew il faut dialogue comme mënuñu jël ay yat di xeex il faut ñu toog di waxtaan. li ma dégg ci li jëm ci ni ñuy defee yenn élection yeeg yooyu. am na ci ay points d'accord yoo xam ne presque ñi fa seqoon dialogue yëpp d'accord nañ ci
bon léegi li ci des yeneen yëpp ci ay waxtaan rek dinañ dem ba trouver ci ay solution mais ni ko sama naataango bi doon bokkeel plateau bi sànq Kébé doon wax na dëgg ci loolu mooy que dialogue bi war na weesu rek question politique. waaw mais loolu tamit président Macky Sall sumboon na ko bu ngeen fàttali ko jam ñaajo ci cos bi ci mbirum pétrole bi ni ñu war a jëlee koom-koom bi ciy génn pour que mu mën a jëriñ askan wi tey ak xale yi nga xam ne ëllëg ñooy yor réew mi ak ñi juddoogul sax ndax comme ni ko ay dëkk yu mel ne Koweït defee yu mel ne Émirats arabes unis dafa am benn fonds bu ñu bàyyi pour les générations futures parce que pétrole bu ñu ko génnee ba pare dootul amati fañ ko génn day jeex te ñii war a juddu te nekk ay sénégalais dañ ci am seen wàll. ki nga doon dégg ni rek moom mooy Mouhamed Dia moom taskatu xabaar la ba noppi doon philosophe maa la ko junj ba tey des ci mbir moomule waaye nag vice président cadre unitaire des musulmans du Sénégal moom nag xemam teefam mooy xelam daal dafa tey maanaam dafa am xel ñaar ci waxtaan wi nga xam ne ñoom ñu sekk wàllu politique ci Sénégal ñu ngi koy amal di tuppee ko dialogue politique ñu teewlu kàddoom moom Cheikh Makhtar Kébé ñu teewlu ko ci micro Sofia Ba. ñun xam nga dialogue national lañ ñu annoncé woon. boo xam ne bii dafa war a jël question yu mag yi nga xam ne mi moo yitte réew mi mais dialogue boobu ñu mujj daanaka mën nga wax ne tënk ko ci dialogue politique mais dialogue politique boobu sax du dialogue politique dialogue ay acteurs politiques la pour ñu xool kenn ku ci nen nan lay noter sa moroom ak nan ngay amee ay possibilités ngir gën a defar sa toogaay parce que question yi ñuy discuter mooy question yi nga xam ne depuis 92 ñu ngi koy discuter donc mën nga wax ne stabiliser woon nañ ko bu ñu ko stabiliser wul woon duñu créer ay alternance yi nga xam ne moo am ci réew mi donc question yooyu vraiment sénégalais yi dañ ci sonn tant bu ñu jógee ci élection ñu ne leen fichier loolu banalité administrative la boo xam ne bii toilettage du fichier avec les partis politiques mun nañ ko def à chaque fois ñu jógee ci élection mun nañ ko def à chaque fois ñu ubbi inscription ak réinscription yi alors mu doon benn activité administrative boo xam ne bii bu banal la kenn du ci wax kenn dootu ci wax leneen li ci des mooy mode bi ñuy élire alors ñi nga xam ne ñooy nekk ci bokk moomeel yi alors li ñu jëkk war a discuter mooy bokk moomeel yi am ci réew mi nga xam ne mën nga wax ne ci héritage su 96 la est-ce que viable nañu ngir mën a créer développement local bi nu bëgg loolu moo doon solo acte 3 bi mais bi ko le président Sall yekkee ku ne xam na ne loolu bokkoon na ci format bu njëkk bi mais avec riposte bi parti socialiste defoon ci jamono boobu fekk localité yu bëri ñoo fa ne woon ñu dellu ci gannaaw. mbas meek tolluwaayam ci Sénégal ni ki tey fanweer ak ñaari nit ñoo am yees woppi Covid 19 ñaari fukk yeeg ñetti cas communautaire la téeméer ak juróom fukk ak juróom benn nit yot nañu wér ci mbas mi jàppale nag juróom-ñetti nit kon ñoo nekk ci sotaas benn nit moo ci ñàkk ba kanam ni ki tey yóbbu lim gi ba ñetti téeméer ak fukk ak ñaar jamono ji kon toll ci ñaari junni ak ñeent fukk ak ñeent ñoo des ci kër docteur yi ngir ñu toppatoo seen wér-gu-yaram des ba tey ci wàllu wér-gu-yaram ndax maa ngi la ko juñu sànq ci ndoxtalu xabaar yi ak jëwriñ gu ñu ko dénk Abdoulaye Diouf Sarr ba nga waxtu wi fële ca dëkk bu tedd ba Touba moom nag ne mbégte ak kontante gu yàlla am ginnaaw bu ma gisee ci gëtam matuwaay yi nga xam ne jël nañ ko foofee ca dëkk bu tedd ba te comité bi yor lépp lu jëm ci wàllu organisation gàmmu màggal Touba bi daal di ko jël moom nag jàpp na ni daal kon loolee dem di matuwaay mbir la moo xam ne lu am solo la te nag mën na fàggandiko askan wi ci lu jëm ci woppi Covid 19 moom Abdoulaye Diouf Sarr daal dina fësal ni kon ci lu yàgg dara danañu dalloo hôpital bi nga xamante nag niveau 3 la te état bu Sénégal daal di ko tabax foofee ca dëkk bu tedd ba Touba Mbacke ñu ànd ci leeral ak Goro Ndaklo Thierno Faye mu amal ab tukkib nemmeeku ci Touba ngir xool matuwaay yu ñu jël ngir màggal gu mucc ayib édition 2020 jëwriñ ji ñu dénk wàllum paj meek paju gi dalal xel yi ginnaaw ba muy xamle ne màggal gi lee lépp yembandi na jëm ci wàllum xeexu mbas mi. dama ñëw tey fii si Touba pour xool déjà li ñu fi teg pour préparer màggal bi si wàllu wér-gu-yaram est-ce que lépp mat na ñëw naa xool naa def naa lu tour wax dëgg yàlla am naa donc xel bu dal que ne danañu dem si màggal bi si environnement wu contexte pandémie si ni mu gën a rafete. Abdoulaye Diouf Sarr buruxlu ci occasion bi it ngir rafetlu taxawaayu xalif général kullu murit mi mu jàpp ne tàyyigul benn yoon ci ñaax ñii di taalibe yi ñu sàmmonteeg mesure préventive yi. parce que déjà njàngal mu njëkk bi mooy bu ma xalif bi recevoir ku tedd gi bu mu génnee déjà laa ne wax dëgg yàlla joxe na leçon Sénégal parce que na mu génne ak respect mesure barrière na mu ko defee
nekk na nu rafet noo xamante ne bu si ñëpp royee rek incha allah danañu dem si màggal bi dans les meilleures conditions. ci lu jëm ci wàllum hôpital de niveau 3 bi ñuy tabax ci dëkk bu sell bi jëwriñ ji ñu dénk wàllum paj meek paju gi dëggal kàddu njiitu réew mi xamle ne daañu ubbi boobéb l'hôpital ci weeru mars wala ñu dëkkmal. profité naa si occasion bi pour dem seeti hôpital bu bees bi xamante ne mois de mars incha allah danañu ko livrer mais aussi xool naa ndax personnel bi mat na am na 5000 agents yoo xamante ne. nañ leen donc mobiliser pour que donc ñu jàppale ñu ci màggal bi ba kenn du am problème boo xamante ne am nga ko ci wàllu santé action sociale te duñ la mën a taxaw service d'hygiène tam xam ngeen ne président de la république daf leen jox ay moyens yu bees yu moderne yoo xamante ne mi ngi fi yooyu yëpp déployé nañ ko ci màggal bi sans compter maintenant lépp lu ñu ci def ci wàllu garab ci wàllu ambulance ci wàllu beneen xeetu jumtukaay yoo xamante ne dañ koy laaj pour que pèlerins yi nekk dans les meilleures conditions. ci Touba wàccaayu màggal gi di wëy tax ñi di autorité administrative yi di dugg si dëkk bu sell bi donte la ñuy xamle ne du lenn lu dul fexe ba sàmmonteeg xememte fu sëriñ bi. Gora Ndaklo jërëjëf jëwriñ gu ñu dénk wàllu biir réew mi kaaraange gi Aly Ngouille Ndiaye jël ay matuwaay yu am solo jox ko sapeur pompier ci Sénégal loolu nag xemem tef gi mooy fexe ba musiba bu amee ci Sénégal ñoom sapeur pompier yi ñu mën ci gaaw yegg ci bërëb ba ngir rek mën a nag jàppale waaye itam fexe ba dimbale ñi amee loraange ki jafe-jafe loolee nag dañ ciy ànd ak leeral colonel Abdoulaye Ndiaye moom moo yor lépp lu jëm ci wàllu jokkoo beeg jokkalante bi ci brigade sapeur pompier fii ci Sénégal ay kàddoom ci jokkoom ak mi ngi Maram Ndiaye. moto yooyu ñun dañoo seetlu ne suñuy ambulance ak suñuy engin gis ngeen ne sax am na si yoo xam ne dañ leen a tegoon ci ay endroit ci Dakar pour loolu yëpp pour ñu gën a jege lieu yi nga xam ne alors accident mun na fa am mais terewul ba léegi gaaw biñ ci bëgg amul li ko waral mooy circulation gis ngeen Dakar ni mu mel yenn waxtu yi circulation bi dafay xat trop ba nga xam ne même nit ñi bu ñu bëggee may yoon du yomb ci ñoom alors donc moo tax ñu xalaat donc mu doon xalaat bu bees ñu xalaat ne alors suñu jëloon ay moto teg ci ñoo xam ne ay secouriste lañu dinañu war a gën a mun a gaaw a egg ci foo xam ne alors accident am na fa wala leneen dafay permettre donc ñoom bu ñu gaawee yegg nga xam ne alors su accident bi am rek secondes yi si tegu ñoom dinañ yegg si dinañu mën a jël tout de suite mesures yi nga xam ne alors ñoom la ñu war a njëkk a def pour sauver nit ñi ñun li ñu yëkkati mooy sauver ay vie waaw parce que ñëw vraiment di sauver fekk nit ki ñàkk bakkanam loolu échec la moo tax alors donc moto yooyu donc yaakaar nañ ne dinañ gën a gaaw oto yi donc bu ñu demee donc première mesure yi nga xam ne suñ ko jëlee dinañ mën a sauver nit ki donc dina permettre ñu jël ko en attendant maintenant ambulance bi ci ñëw ak ñi mu àndal pour ñu mën a eggale donc liggéey fi mu nekk ni juróom-ñaari moto tey la ñu woon ministre bi waaye très rapidement dinañu egg fukki moto yooyu nag ci biir Dakar rek la ñuy ci parce que circulation bi comme ni ko waxee ni ma ko waxee sànq ci Dakar daal la jaxee ba nga xam ne alors mu xaw ñoo jaaxal tuuti donc Dakar dañuy nekk pour donc comme ni ma ko waxee sànq su accident amee wala dara am donc ñu dem rapidement pour mën a jël mesures yi jëkk la kuréel luy sàmmonte ak yelleefu tuutànk yi rawatina nag loo xam ne la ñuy def rek ngir aar leen ci ndakaaru gi la ñu bëgg mooy amatul lu ñu bëgg kay mooy fexe ba benn ndaw bañati taxawaalu ci mbedd yi fii ci ndakaaru capitale bu Sénégal ab daje waxtaan wu yaatu la ñu amal ni ki démb ngir xool lan pexe ak nan la ñuy def ba loolee kon daal di antu ginnaaw gi nag jotoonoo tàggat ñoo xam ne ay waay defal yàlla lañu maanaam ay volontaire lañu ngir rek loolee ñu bëgg mu mën a nekk loo xam ne dina daal di antu ci ndakaaru ba nga xam ne kon lépp loo xamante ni nag ñu ngi koy nemmeeku fii di ndaw yi taxawaalu ci mbedd yi daal di dakk jeex tàkk ci Sénégal ñu teewlu ci ay kaddu yi nga xamante ni kon yëkkati nañ ko ci ba ginnaaw seen waxtaan wi Alassane Niang Souleymane Meng reportage. juróom fukk ak juróomi ndaw lañ daan tàggat ngir ñu assurer li nga xam ne mooy éducation ndaw yooyu ñu génne ci tali bi boobu la formation nag comité départemental de protection de l'enfant lëkkaloo ak ONG Save the Children ñoo ko daal di amal. une discipline positive mooy discipline boo xam ne bi amul benn violence et aussi genre parce que c'est un enfant spécifique enfant la mais parmi tant d'autres un enfant très vulnérable boo xam ne ni nga koy yoree dina xaw a wutee tuuti ak li nga yoree parce que xale la boo xam ne bi fi nga koy indi déjà xamu ko. da nga ko jëlee feneen indi ko foo xam ne fi xamu ko mu réer xaw a traumatisé wu donc am na noo xam ne nii boo ko yorul bu baax rek moom day gën a jaaxle. ci jamono mbas bi nag xale yeewoo ci mbedd mi bokk ci ñi nga xam ne ñoo gën a exposé wu ci boobule jàngoro waaye ngir am ab ëllëg bu baax xale yooyu seen place newul ci mbedd mi. te xale yi bu ñu ñëwee ci centre d'accueil yooyu waruñu faa yàgg normalement parce que place su xale du ci centre
du ci mbedd mais ci biir këram biir famille am donc bu ko defee ci transit boobu dañuy jël ñoo xam ne yi suñu ay collègues yoo xam ne ay encadreur seen xam-xam dafa màcc jëm ci encadré xale ñooñu nag ñoo ñuy jàppale xale yooyu ci biir jàppale boobu xam ngeen ne c'est un peu complexe yëf yi dafa xaw a complexe donc dañ leen di renforcer former leen ba nga xam ne dinañu aar xale yooyu bu baax sans violence parce que ñu bari dañ defa ne xërtër xale violence mooy tax nga assurer prise en charge enfant mais non Save the Children tey daf ñu permettre ñu renforcer capacité ñi nga xam ne ñooy yor xale yi pour ñu leen di aar di leen di encadrer sans violence. lu ëpp ñaari junni ndaw daan nañ leen génnee ci mbedd mi ci jamono Covid 19 bi waaye comité départemental de protection de l'enfant di xam ne ni rek boobu liggéey day doog di door. ay Joël Célestin Philippe moom mooy étudiant bi nga xam ne kon dañ ko daal di faatoon ba mu ñàkk bakkanam ci daara ju kawe université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru waa ji def mbir mi nag wala waa ji ñu jottes ni moo ko daal di faat jot nañ ko teg loxo sûreté urbaine moo ko daal di def ni kii démb jàppale ni nag moom waa ji ñuy tuumaal ni kon moom moo ko faat moom étudiant boobule Fallou Sène lay wuyoo ginnaaw gi nag téléphone bi nga xam ne dañ ko daal di sàccoon ci ñi nga xam ne ñoom lañ doon agressé noonu ba waa ji ñàkk ci bakkanam la ñu daal di jaarale mbiri ba daal di ko teg yoxo moom nag étudiant bi di Ahyi Joël Célestin Philippe moom nag samedi gii ñu génn lañ ko daal di faatoon ci peggub daara ju kawe ja université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru commune bu Bargny taxaw temm xamee te fa mooy fexe ba suqali koom-koomu dëkk ba loolu nag ñu daal di ko jaarale ci tailleur yi ndax la lu ñu bëgg mooy lépp loo xamante ne rek mooy ay mbir maanaam production bi bàyyi ko ci ñoom di tailleur yi kon mu gën a nekk lu mucc ay bu ko defee ñoom ñëpp di ndaw ya mën ci gis seen bopp loolu tax ko lu toll ci fukk ak téeméer ak ñaar fukki machine jot na leen ko jébbal ngir rek fexe ñoom ñoo itam ñu mën a gis seen bopp ci li nga xamante ne nii moom mooy wàllu développement ci dëkk ba te nag loolee pàcc wu njëkk kott la am na du dinañ amaat ko yeneen ndaje yoo xam ne dinañu dajal kuréel yu ëmb ñëpp ñi yëngu ci wàllub machine googee di ay tailleur ngir ñoom ñëpp kon ñu mën ci jotee ngir seen liggéey nekk lu mucc ayib maire bu Bargny moo ñu yëkkati kàddu Guèye Abdou Amat Guèye Abdou Samat Seck ñu tawli kàddoom ci micro Babacar Seck. di wax ni tey jii ñun li ñu jàpp mooy artisanat mooy ëllëgu Bargny pêche bi ñuy wax artisan la transformation c'est de l'artisanat première entreprise de Bargny c'est l'artisan loolu moo tax ñu teg maison de l'innovation et de l'artisanat l'innovation et de développement économique bi nga xam ne ni moom mooy structurer formaliser accompagner au développement ba noppi teg benn kuréel muy le crédit municipal ñu ànd ci ak la MECAP tey jii li nga xam ne ni mooy xaalis boo xam ne lebal nañ ko entrepreneur u Bargny mu jógee ci partenariat boobu ñu am ak MECAP toll na 75 ba 80 millions donc mu mel ni rek dañuy continuer liggéey bi gëm ni ak lépp li nga xam ne moom moo am suñu département loolu yëpp c'est de l'artisanat bâtiment ku ko wax yaa ngi wax maçon yaa ngi wax nu mu tuddati électricien yaa ngi wax tous ces corps de métier ñu gëm ne ak marché yi am fii bu ñu leen jàppalee accompagner leen incha allah dana mën a sotti te loolu dafa nekk loo xam ne day méngoo ak li président woote. ñun ñëpp dégg nañu ko mu ne collectivité territoriale yi dañoo war a am taxawaay ci li nga xam ne mooy développement bi projet yi nga xam ne état mi ngi koy nas di leen ko jàppale PACASEN liñ ci séntu du ay ñu jël ko di ko def ay fonctionnement mais ñu jël ko def ko investissement loolu mooy investissement bi mooy lii nii. mu mel ni avec tous les dispositifs jàppale nañ pêcheurs yi président def na ko jàppale nañu yeneen artisans yi ñu nit ñu ñëw ci suuf ànd ak ñoom rek pour compléter loolu nga xam ne état bi def na ko mu mel ni ci kaw ak ci suuf daal bu ñu àndee ak ñi nga xam ne ñooy les acteurs bu soobee yàlla dañu mën a am suñu ay objectifs. port autonome bu Ndakaaru daal di def appel public jëm ci atum 2020 jàpp atum 2027 jubluwaay wi nag mooy fexe ba lépp loo xamante ne ni ay ressources la bàyyeekoo rek ci port bu Ndakaaru ñu gën ko mën a yaatal ba port bu Ndayane daal ci gis boppam loolee lépp nag ginnaaw gi itam dem beeg dikk bi ci wàllu géej gi dana ci daal di gën a mën a yemb waaye itam fexe ba ñooñu ñëpp kon daal ci mën seen gis ma daal ci mën a gis seen bopp rawatina ñu dëkk ci côté boobu la ñu ànd ci leeral ak Aïssatou Diack reportage. Port autonome de Dakar nekk entreprise publique boo xamante ne def na téeméer ak juróom fukki at. nguur gi nag daal di bëgg ñu tabax beneen port fële ca Ndayane loolee nag tax ñu am budget boo xamante ne mu ngi toll ci juróom benn fukki milliards jëm ci tali yi ngir tàmbale bi le projet. am na ñaari fan ci ginnaaw gis ngeen conseil présidentiel bi président wax na ne léegi défense bi doy na dañuy dem attaque ñu feelu ko ci loolu indil ko projet boo xam ne day
tàmbalee ci 60 milliards. industrie maritime dafa war a nekk ci xolu Sénégal dafa war a commencer di contribuer. projet bi nag dañ ko nar a tàmbalee janvier 2021. ci premier trimestre 2021 bi incha allah dinañu war a tàmbali liggéey bi créer tali yi nga xam ne port bi dafa nekk 9 kilomètres fi ñuy def port bi ak aéroport bi 9 kilomètres. projet bi nag dina tax ndaw yi mën a am liggéey na mu gën a yombee. lii ñu dëgmal commencé nañ ci waxtaan ak xale yi ci seen bopp ñoo ko war a téyel seen bopp xam ne li muy indi formation professionnelle lay indi emploi lay indi ay entreprise yu ndaw PME lay indi mais ay centre de santé yuñ fa war a tabax ak ay école yuñ fa war a tabax. port ba ñu nar a tabax fële ca Ndayane dina soppi koom-koomu Afrique de l'Ouest waaye nag dina tax ñu créer benn infrastructure boo xamante ne dina ubbi Afrique ci àdduna wërgal këpp. Aïssatou Diack jërëjëf mbokk yi pàcc gu mujj ci xabaar yi li ci yëglekaay yi. mbaa yéen a nga ca kuréel gi ëmb magistrat ci Sénégal dañoo mer ba foto la ñu def jëmale ci jëwriñ gu ñu dénk wàllum yoon ak yoonal ci réewum Sénégal Vox Populi nañu magistrat nag seen bopp la ñuy sàkk moo ñu tekki ndombal tànk maître Malick Sall ginnaaw ba mu wooloo seenum njiit ci kanamu conseil supérieur de la magistrature yëglekaay bi ne juge yi seen bopp dañoo mer te nee nañu bés bu nu wooloo seenum njiit ci kanamu conseil supérieur de la magistrature lépp li seen bi yëngu-yëngu ci suuf lañ koy teg maanaam bés boobu liggéey du am leneen li lu seenum sàkkuteef mooy lépp loo xam ne ay procédure la jëm ci ëttu attekaay ci réew mi bés bu nu woowee Souleymane Teliko ci kanamu conseil supérieur de la magistrature nañu taxal liggéey yi dem jàppal tànk séeram njiit Souleymane Teliko ba noppi sàkku njiitu réew Macky Sall mu tëbal maître Malick Sall ci bopp kuréel gu ñu dekk justice maanaam yoon ci réewum Sénégal lii Quotidien ne magistrat yi ci Sénégal fas yéene wuñ ñu benn yoon banque seen yoxo ginnaaw coolu jolli diggante séeram njiit Souleymane Teliko ak séeram njaatige maître Malick Sall yëglekaay bi ne ñoom magistrat yi sax tey jii ci ngoon danañu goon teg janoo taskatu xabaar yi ngir fësal seenam naqar ak lépp lu seen xëyoon tef ci réewum Sénégal yëglekaay bi ne magistrat yi yëpp ñoo booloo doon benn say di jàppal tànk séeram njiit Souleymane Teliko lii nag mooy naroo sóob ci jafe-jafe gu yaa ëttu attakaay ci réewum Sénégal ndaxte nee nañu bañuñ ci dara lépp lu mu laaj dinañ ko def ngir seen njiit lii ñu bàyyi ko Les Échos ne magistrat ci Sénégal dañoo mer ba futu jëmale ci maître Malick Sall mi ñu dénk wàllub yoon ci Sénégal ndax ci dolli nee nañu nag guerre dëgg la ñuy samp seen diggante ak moom bés fu mu yem neex te dawuñu ci saala yaay ndeer ñoom nag nee nañu la ñuy sàkk mooy bépp audience ci bés bi nga xam ne la ñuy wóolu seen njiit di Souleymane Teliko ñu bañ a fas taxaat ak moromam maanaam ci kaw gàttal liggéey du am bu bés ba source ne ginnaaw Ndar Géej ak Thiès kaay benn dëkk ñaari gaar waa Ndakaaru wàll si nañu ci xeex yëglekaay bi ne juge yu nekk ci Ndakaaru nag ñu jafal taal gi ndax diwliñ lañ ci sotti xam mbir yi ba muy jaf-jaf yi te ñu ngay sàkku seenum naataango yëpp bépp collaboration bu dox seen diggante ak maître Malick Sall ñu teg ko ci suuf ñoom gaay yi bokk ci kuréel gi ëmb magistrat ci Sénégal gépp seen sàkku teef nee nañu lenn la mooy jëwriñ gu ñu dénk wàllu justice yoon ci mim réew daal di tekki ndombal tànkam abal leen ci ëttu attakaay ndaxte nee nañu bëggatuñ koo gis li ñuy gis ci réew mi te ñëpp teg seen gët mooy fitna yi nga xam ne waaye takku deru kaaraange ñu ngi koy teg leen ci askanuk Sénégal Le Quotidien ne mbir mi nag du lu yees te rax ci dolli ma ngay gën di jéggi doyo ci Sénégal mi nga xam ne dëkkul def lu la neex la te leen du la ci fekk la ca mujj mooy mbiru Fallou Sène mbirub Elimane Touré mbirub Abdoulaye Timéra ak Ardo Ñing ndax ñoom ñëpp seen mbir ba tey ji des na leen ba noppi amul kenn koo xam ne yoon rëq na sa ndig Seydi Gassama bu Amnesty International ci xët wu njëkk Le Quotidien ni fitna yi nga xam ne alkaati yi ñu ngi koy teg askan wi daa gën a yokk ba njiitu réew Macky Sall toggee ci bopp réew meek léegi maître Pape Sène njiitu comité sénégalais des droits de l'homme ni képp koo xam ne def nga doon wàng ci réew mi la war nag moo yoon def liggéeyam ba mu jeex tàkk réew mi Quotidien ni xeex bi jolli diggante Mansour Faye ak Ousmane Sonko njiitu Pastef xaajagul boy jeex ndax mbir mi tey la wàlla gën a aay source ne Mansour Faye tey lay toj kaas yi ndax moom maire Ndar Géej dana addu ci ponk yu bëri ci réew mi yitteel ko bokk na ci mbiru Ousmane Sonko mbiru OFNAC ak séddale dund gi ci mbas mi ci Sénégal ni mu ko yoree yëglekaay bi ne donte nag kilifa yi réew mi ñu bëri ci ñoom tere nañ ko janook taskatu xabaar yi waaye càmmijal Marième Faye bi daal lànk ba tëdd ci naaj wi ne mukk ne du ci dal last ne général Mansour Faye ak i gaayam démb njiitu réew Macky Sall dalal na leen ñu addu ci dialogue politique bi nu suma ci mim réew la tribune ne gaay yi doon yeewoo ci terme sud te ñu génne leen ci kër yi seen lim toll ci juróom-ñaar fukk ak juróom-ñett ci guddi gu bal sédégu la ñu nekk ba tey yëglekaay bi ne ay jooy yurul fay la ñu dëkkee ginnaaw bañ leen génnee seen kër yi ñoom ñëpp nag fanaan nañ seen guddi gu njëkk ci mbedd mi yëglekaay groupe des médias bi duñu xamal ni ziar baak gàmmu taale ni ren jii du am li am ci aussi Le Quotidien enquête ak Les Échos ci la ñu xëy niki tey yëglekaay bi nenu benn gaynde moo rëccee ci parc ba tere nelaw askanu aussi gépp ba tax ñoom ñi ñëpp jamono ji ci nen la ñu toog ndax seen kaaraange la ñuy jooy critique ne junne juróom-ñetti téeméeri jigéen at wu ne danañu jotee ci cancer du sein donte ay jéego yaatu am
am na mbaari mbir bi ba tey la gën a doon coono ci kaw jigéen ñi ci Sénégal. critique ne mbir bi nag nañ ci def attention ndax nekkul jigéen ñi kootu lay laal ndax bu ñu sukkandikoo ci kàddu yi nga xam ne docteur Abdou Aziz Kassé yëkkati na ko ci nee na juróom-benn fukk ak ñaari góor jot na leen a opéré ci ween laas ne mbas meeg tolluwaayam ci réew mi fukk ak juróomi junni nit ak fukk ak juróom-ñeent ñoo ko amee bi mu tàmbale ci Sénégal ak tey jii yëglekaay bi nañu xel mën na cee dal ndax limub ñu amee Covid-19 ci Sénégal mu ngay gën di wàññeeku grand place ne ginnaaw coow ak jafe-jafe yi nga xam ne askan wu lébu gépp ñu koy nekkee fii ci Ndakaaru benn lébu bu am juróom-ñaar fukki at moo porte plainte ñaari grand sëriñu Ndakaaru di Abdoulaye Matar Diop ak Pape Ibrahima Diagne ndaxte nee na ñoom ñaari grand sëriñ yëpp dañoo seetaan askan wu lébu ci Ndakaaru mais da ngay seet loolu rek. gërëm leen bu baax mbokk yi ci ànd beeg ñun ci ITV loolee laf laajtu xabaaru njoloor si gërëm nañu ñëpp ñu ci jàpp mu daal di yemb rédaction bi jox leen dig daje ci xabaaru maraxi bu jolande fii ak boobu ngeen wéy di ñu topp ci ITV ndax mbir ngi ci jumaa mu barak ñu yendoo jàmm jërë ngeen jëf